gën a fës Lindiane nekk ca Ziguinchor ay bandi ñoo fa song ab boutique yóbbu xaalis ak marchandise gaañ nañu borom boutique ba drogue bi waa douane jàpp ci port bu Ndakaaru tiital na Union européenne ak France ba tax ñuy sàkku ci réewu Afrique yi ñu gën a baral seen tànk ci xeex bi tijjite école bi ci at mi ñu ngi koy waajal juróomi fan moo ci des ñeel jàngalekat yi bu dee élèves yi nag dese nañu semaine école yi nekk ci jamono ji ñu ngi leen di jekkal bu dee ca Fatick moom rawatina ci Iliya ñi nga seetlu gi moo di ne xale yu góor yi dañuy faral di bàyyi l'école bi émigré ji accident ci suba ci autoroute Ila Touba ñetti nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ca saasa xibaari bi ci réew Georges Déthié Diop ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. li ci gën a fës. daañu dem ba ca Burkina Faso foofee juróom benn nit ñoo fa faatu dañ leen rey ñi def lu ni mel nag yoroon ay gànnaay kenn xamagul ñana ca Algérie benn rakku njiitu réew ma woon Bouteflika te ñu jëlee ko fa moom la ñu daan fukki atu kaso ak juróom Saïd Bouteflika li ñu ko doon toppee moo di atteinte à l'autorité de l'armée ak itam complot jëmale ko ci état bi. yaatal gi ci kanam Georges Déthié Diop Malal Diagne Junior nu ngi lay nuyu. ñu ngi la fayee laaji baax. accalu andi. daan waxtaanee wàllu handball ak tukki génn gu jëriñ ji dañ ko tàggat yaram ngi demoon tukki nimmeeku gaynde yu jigéen yi lëlu foofee ca Saly ngir waajal Tekio bi tàmbali ëllëg fii ci Ndakaaru loola buñ ca njàmbaasee wàllum pays ak itam ab traversée Dakar bee Gorée lu toll ci juróom-benni téeméeri féykat lañu ca xaar danañ ca tëj ak wàllu coupé ca biti réew ya. yaatal gi ci kanam Malal Diagne Junior ay li ci yenn kaay yi daañu ci ànd ak Alaaji Assane Gueye gis-gis ak RFM tey ñuy waxtaanee coowal suuf yi ñuy nemmeeku ci Sénégal bokk ci li ko waral nag hectares yi ñuy jox ay investisseurs privés waxtaan gi ci kanam lay doon Abdoulaye Diop moo faree ci machine yi. mu tàmbalee xibaar yi ak cong gi ci quartier Lindiane nekk ci xolu Ziguinchor ay defkati ñaawteef ñoo fa dal ci kaw boutique dajji ko yóbbu foofu xaalis ak it marchandise gaañ borom boutique ba waaye nag borom boutique ba ca boppam am na ay gaañu. donte nee nañu daal génn na ci ñoom nag ba ñu noppee ñi def ñaawteef googule dañoo daw dugg ci àll ba Lamine Ba. ak RFM kumpa jeex na. Lamine Ba daañu ci ànd ak moom ci attaque armée boobu la nga xamante ni am na ca quartier bi di Lindiane nekk ci commune bu Ziguinchor ay defkatu ñaawteef ñoo dajji foofu ab boutique yóbbu koppar ak i marchandise boutique yëpp ca boppam jot nañ ko gaañ ba ñu defee lu ne mel nag ca la ñu daw dugg ca àll ba. askan wa yeewoo ca Lindiane di ab quartier bi nga xam ne moo nekk fii ci commune bu Ziguinchor jaaxle lañu fanaanee biig ci guddi nag ay doomu aadama yi sol ay uniforme yore seen i ngànnaay ñoo fa dajji benn boutique jot faa tiital askan wi nga xam ne moo fa yeewoo bu ñu yegsee nag ki nga xam ne nag moo di borom boutique bi dafa bañoon ubbi buntu bi ñu jot a tiire nag dugg ci biir nangu xaalis waaye yóbbu it li nga xam ne moo di ay carte crédit yu bëri kenn ci ki nga xam ne fekkee na mbir mi moo ñuy nettali nan la demee 2 heures du matin 2 heures 30 mais bu ñuy dugg dañuy ñëw sont armés et des portent des tenues dañu soloon ay tenues tamit uniforme waaw ñëw fi ak seen gànnaay bu ñu insister boutiquier bi pour mu ubbi mu bañ si la ñu tiré benn coup bi ñu dóor ko ci buntu bi boobu moo pénétré ba mu frotté ko sax mu jël ci benn blessure ñaari coup yi dañ ko dóor ci kaw sommation la ba boobu man dëgg naa ko am na benn bal bi sax dafa jaar ci zinc yi mu bëtt zinc yi waaw gars yi ñu ngi koy gis fële waaw loolu moo fi am après ñu jot a jël xaalis bu takku ak ay carte crédit jël nañ ci ay carte Orange Expresso ak Tigo yóbbu nañ ko ak saaku waa ji saakoom de voyage bi nga xamante ne foofu lay denc lépp lu mu yor comme bagage yu important comme xaalis. ñaata nit lañu. ay uniforme lañ sol yore ay armes d'ailleurs bay nañ fi ay xottu mooy am nga fetel bi foo ko tiiree xottu bi day des foofu. ki nga xam ne nag moo di boutiquier bi moom sax am na ay gaañu waaye taxu ko garaaw noonu askan lu Lindiane nag di sàkku kilifa yi jàppale leen ñu am li nga xam ne moo di commissariat ba nga xam ne kenn du fa nemmeeku liñ fa gis démb ci guddi Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine Ba ñetti nit ñoo ñàkk seen bakkan ci ab accident ni ki tey jii ci suba ci autoroute Ila Touba benn woto moom moo mbëkk benn camion boo xamante ni dafa taxawoon ci tali bi néew ya nag jël nañu leen ba yóbbu leen ci hôpital régional bu Diourbel accident bi mu ngi amee diggante Bambey ak Diourbel démb it naka noonu ab accident fi nga xamante ni moo di Potou nekk ci département bu Kébémer accident boobu la juróom-ñeenti nit ñoo ci ñàkk seen bakkan. ñu wax ci leneen anniversaire suuxub bateau le Joola ñu ngi koy waajal ëllëg la ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre
ñi nga xamante ni ñoom la seen waajur ñàkk seen bakkan ci suuxu bateau le Joola fare ca Ziguinchor ñu ne nag ñoom la ñu bëgg a jiital ci pàttaliku gi ci atum ren jile ndaxte neen ñu fukki at ak juróom-ñett a ngi nii ñuy dund coono gu nekk te gisuñu kenn ku leen wëllu Élie Jean Bertrand Diatta ñu teewlu ko ci micro Lamine Ba. particularité mooy thème bi orphelin yi ñoo ko tànn donc orphelin yi dañu tànn 18 ans de souffrance donc boo nee 18 ans de souffrance ça fait allusion au naufrage depuis 2002 ba tey donc 2002 ba tey ça fait 18 ans bi mooy 18e commémoration donc ba léegi amul ay avancées de taille par rapport aux grosses revendications mooy maanaam suñu xoolee affaire vérité sur le Joola ba léegi déggaguñ ko affaire justice déggaguñ ko affaire renflouement déggaguñ ko prise en charge psychosociale déggaguñ ko par contre am na aussi des avancées même bu dee barewul mais c'est bon ñu souligner ko su ñuy wax affaire mbirum avancé ñu ngi tudd affaire mémorial musée bateau le Joola nga xam ne lancé nañu appel à candidature yooyu yëpp def nañ ko ba pare donc plan bi génn na architecte bi choisir nañ ko Eiffage moo gagné marché bi tabax bi rek a des j'espère que anniversaire bi dinañu poser première pierre bi je l'espère bien et que juste après anniversaire bi ñu mën ko tabax parce que mémorial bi lu am solo la pour ñun mu nekk avancé bu am solo aussi si kii nu mu tudd si ñun famille de victimes parce que bokk na si suñuy revendication mais dafa laaj aussi si dossier bi mu am benn lu ñuy woowee benn politique plus affirmée bu nguur gi parce que président bi mu ñëwee fii à Ziguinchor daf ñu promettre ni moom dina jëlaat dossier Joola bi yëpp mu tegaat ko si table bi comme ça ñu mun a lijjanti mbir mi. mu nekkoon Élie Jean Bernard Diatta di secrétaire gi yore wàllum yoon ci directoire national bu bateau le Joola ñu wéy ci xibaar yi juróom-ñetti simili moo bootu ci benn waxtu. RFM rajo askan wi. dalloo gi ñu war a dalloo jumaayu Masalikul Jinaan ñu ngi koy waajal bu baax daanaka ñëpp ci dugal seen loxo moo xam ay volontaire lañu wala boog sax ña nga xamante ni ñoo saytu liggéey ba ca boppam ku ci nekk am nga ci loo jàpp su ko defee ñu def finition yi nu mu gën a gaawee laata àjjuma ak jàmm Nafissatou Sila fa la xëy dem tey. Nafissatou Sila ci reportage bi nga xamante ni def na ko ca Masalikul Jinaan nga xamante ni ñu ngi waajal dalloo gi ni ki àjjuma la daanaka ñëpp ciy dugal seen loxo su ko defee finition yi mën a pare ñu teewlu ko ci. inauguration jumaay Masalikul Jinaan daanaka lépp yemb na ñu ngi sax ci réglage yu mujj yi ci esplanade bi yëpp ci biir lépp la ñu occupé ak i chapiteaux yu mag ñu war faa dalal officiel yi couche peinture yu mujj yi la ñu nekk di def jamono yi ak sax balewaat la des ca ëtt ba Bamba Fall war a toll ci 20 at moom volontaire la. dañuy ñëw xama ngir waajal ginnaaw suba gi rek ngir liggéeyal Seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul ndax vraiment Sëñ Tuubaa moom amuñu fayam dañuy ñëw rek ngir jaayante ñëw di bale tali bi di bale jumaa ji nekk si nettoyé bi biir kii bi moom bala nañ ko ba mu set instant bi ñu ngi si couloiru jumaa ji ni nekk si nii. ci biir jumaa bi itamit ñu ngi ci finition yu mujj yi. yi Paan Ndiaye liggéey bi ñu ngi ci finition yi mais xam nga ñun li ñu amee yore mooy carrelage bi moom li wóor mooy carrelage mural dina pare balaa ñu ubbi parce que bu ñu liggéey tey liggéey suba carrelage bi dina jeex mais lépp luy faïence intérieur extérieur ñun ñoo ko def loolu nag ñu ngi xeex que vraiment balaa ñu ubbi ñu pare ko. kaaraange gi itamit kenn bàyyiwu ko ginnaaw. Abdoulaye Soumar de la Sagam sécurité fi mu ne ñu ngi si phase finition yi ak test yi ak sapeur pompier yi suñu objectif atteindre nañ ko quoi li ñu doon santoon yëpp def nañ dañ fi installé détection incendie ak extinction automatique mais instant bi fi ak mu fekk muy posé extincteur yi. Jibril Diop laa tudd comme liggéey bi gën a jaar yoon rek ndax dañoo toll ci lal moquette yi yoo xam nañu ne li na ci biti mbooloo boo leen bàyyi ñu dugg ci biir du ñu mën a def liggéey bi ni ñu ko bëggee moo tax ñu tëj yëpp grand salle bi dañoo def ay chaîne mu féete ci biir ñu tëj ko conteneur yaa ngi taxaw ci biti xam naa fekk kanam kilifa bu ñëwee dañuy ubbi yëpp lal moquette bi comme ni ñu ko soobee balaa. benn fan rek ci des ngir ñu daal di amal inauguration officielle bi le ngir lubbite jumaa ji
ñëpp nag daal di taxaw ngir ubbi tey juma Masalikul Jinaan daal di jaar yoon ci anam yu muktaare. Nafissatou Sylla inauguration wala boog dalloo gi ñu war a dalloo jumaay Masalikul Jinaan tax nag ba xalif général des Mourides mu ngi fii ci Ndakaaru boobaak léegi loolaa tax front pour la libération de Khalifa Sall maanaam ñi jóg di yëngu rek ngir ñu bàyyi kii di Khalifa Sall ne danañu dem waxtaan ak Serigne Mountakha Mbacké sàkku ci moom ngir rek mu jàppale leen ci wetu Macky Sall su ko defee ñu mu mën a bàyyi kii di Khalifa Sall nekkoon maire bu Dakar ndax coordonnateur ba dafa gis ne Khalifa Sall ak ñi ñu jàppandool ci kaso bi waroon nañu teewee dalloo gi ñu war a dalloo jumaayu Masalikul Jinaan fi la tax ñu wax ko nag moo di ne ñoom dugalool nañ seen loxo ci tabax googule ñu ànd ceeg Abou Diallo ci téléphone beeg Georges Déthié Diop. dañu gis ni fii ak gannaaw suba ak teewaayu Serigne Mountakha Mbacké Serigne Touba tey mu nekk mbégte bu mag ci Ndakaaru tey ñuy war a fête l'islam ñu war a fête aussi jiboowu jullit yépp war a fête aussi victoire bi nga xam ne Serigne Touba am na ko biir Ndakaaru tey donc ñu xam ne ni bés boobu tey xol yépp day doon benn te xalif général fas yéene na jiite julli boo xam ni ëllëg majorité opposition ñëpp dañu war a nekk ci ginnaawam ñu bëgg profité ci loolu di wax xalif général des Mourides ak communauté islamique yépp ñu ñaanal xalif Ababacar Sall mu génn ci kaso bi moom ak ay ñooñam ñi mu àndal muy Mbaye Touré ak Yaya Bodian parce que xam nañu ni moment biñ toll nii ñun 1 million sénégalais yi nga xam ni signé nañu pétition boobu doon sàkku ñu libéré xalif Ababacar Sall moment bi xalif Ababacar Sall place am ci biir Masalikul Jinaan la nekkoon parce que bokkoon na ci ñuy tàmbali woon travaux yi bokkoon na ci nga xam ni ak équipe technique am bi ñuy tàmbali liggéey bi teew na fa def fa taraangaam bokk ci ñi nga xam ne doon na ñaan mbir mi àgg comme àgg na tey ñuy ñaan nag bésu jàmm bésu sutura di bés boo xam ni bésu mbégte la te sëñ Sidi Mountakha ku ne xam na ni jàmm rek lay woote ñuy ñaanaale communauté musulmane bi ñëpp ñu taxaw sàkku loolu ci sëñ Sidi wax ci sëñ Mountakha pour ñu ñaan libération Khalifa Ababacar Sall buñ ko mënee am nag mu fekkee jullit yi baax na suñ ko amee aussi su fekkente ne ni jaar nañu fa jour boobu jullit yëpp ànd ñaanandoo ko ñëpp pour que dëkk bi nekk dëkku jàmm ak dëkku dialogue. mu nekkoon Abdou Diallo jàpp leen ne ki fi nekkoon njiitu réew Abdoulaye Wade moom tey jii ci ngoon la war a dem ca résidence Khadimou Rassoul ga ca Colobane ngir seeti ji xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké loolee nag dana am bu ñeenti waxtu jotee ba toftal fanweeri simili. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wax ci tijjite école bi ci at mi benn fan ci weeru octobre la ñeel jàngalekat yi bu dee élèves yi nag le 3 octobre lay doon waaye nag mboolem ñuy yëngu ci wàllub l'école bi jamono ji ku ci nekk yaa ngi jóg def li nga mën su ko defee ñu jekk-jekkal école yi laata ndongo yi di yegsi ci fàttali nag dañoo bëgg daal école yëpp nekk ci anam yu baax yu war a mën a tax xale yi mën a tàmbali année scolaire bi ci dal ak jàmm ak salaam ci banlieue bu Dakar nag foofu école yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ndox mi ca Pikine ak ca Guédiawaye ku ci nekk la nga ca mën daal yaa ngi ko cay def Salif Sow. ñaar fukk ak ñett ci diwaanu Thiaroye fukk ak benn ci diwaanu Kër Massar juróom-ñeent lañu Pikine juróom-benn Guédiawaye lim bi mën nañ ñeent fukk ak juróom-ñeent école yoo xamante ni ndox ma ñu ngi fa ci banlieue bu Ndakaaru ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi jiite fi njàng meeg njàngale mi am nañu ayu bés ngir fexe ba raxas école yooyu la ndax lu ñuy wax ubbi tey jàng tey mën a nekk ci bërëb yooya looloo waral ba CRD gouverneur bu région bu Dakar amal na ko suba nee na dafay woote ndaje gaañu ñëw waxtaanee situation école bi la élèves yi ñoom le 3 la ñu war a tijji ñaari fan balaa loolu enseignants yi di jàngalekat yi ñoo leen di jiitu ca l'école ya mu des kon ayu bés di juróom-ñetti fan ñu ngi seetlu ne fukk ci téeméer yoo jël ci école yi nekkee ci banlieue bu Ndakaaru ndox yi ñi ngi fa académie Pikine Guédiawaye ay école am bañ ko wàññee mën na juróomi téeméer Salif Sow Guédiawaye ngir rajo Futurs Médias. Salif Sow ci ubbite école boobule ñeel atum 2019 2020 inscription yi tàmbali nañ ko ci yenn écoles yi fii ci Dakar ba tey nag ñu koy wéyal bu dee ci école privée bi di Anne-Marie Javoué daanaka noppi nañu ngir door njàng meeg njàngale mi bu ñetti fan ci weeru octobre jotee ci école publique yi nag lu mel ni école Les Manguiers ak élémentaire yeeg collège yi ndoxu taw bi daanaka moo xaw a yàq mbir ma fi mu ne nii nag dañoo bëgg a xaar ba waxtu jot daal ngir su ko defee ñu jóg ci def ubbi tey jàng tey ñu ànd ceeg Koumba Sandiane Faye moo xëy doxantu ci école yooyu. boo duggee ci l'école Anne-Marie Javoué ci dalalukaay ba lenn ci waajur ndongo yi ñëw ngir bindu seen doom.
surveillante ba di wax ak ñoom di leen laaj ay pièces ya ñu war a joxe di leen wan it naka la ñu war a def ngir jeexal seen inscription ngir eggali seen bindu doom. ngir am ay xibaar ñeel ubbi tépp l'école boobee njiitub l'école bi mel ni ku jàpp di dalal ay waajuru ndongo ci bureau noonu ñuy xaar ci wet ga. fii lépp ngi jaar yoon gannaaw lu ëpp tuuti ay bés rek ubbi tépp l'école wàccaay yi door nañ ko fii bu yàgg. c'est la sœur Pascaline directrice du cours Anne-Marie Javoué. tàmbale nañu réinscription yi pour élèves yi nekk ci biir école bi ñu jox leen délai ba le 2 août donc ku ñëwul ba le 2 août dañu considéré nag da ngay dem uti beneen école depuis le 2 août tamit suñu personnel bi ñëpp ko tàmbalewaat nañu liggéey bi daal. exemple seconde yi fees na 6e yi liñ ci dese tamit bëreetul. li ñuy wax jëm ci ubbi tey jàng tey lu ñuy dund la fii ci xam lépp directrice ba. bu ñu nee dañuy tàmbale le 3 dañuy tàmbale le 3 ubbi tey jàng tey. ñu jógee Anne-Marie Javoué utali école Manguier ca collège ba waajur wi ñëwoon bindu si ay doomam. mais inscrit naa kenn ki seconde lay def ren la def BFM. wante école ba boo fa duggee taataaw ndoxub taw ba moom ngay njëkk a seen fees dell ci terrain ba gone yi di tàggatoo ca kanamu salle de classe ya ay taataa ndox fu ne ay ñaxit fees ca ëtt ba. ba tey ca école Manguier ca élémentaire ba lu ni mel lañ fa nemmeeku ndoxu taw ak ñax fu ne wante ñaari direction yi di ñu xamal ne fii ak le 3 liggéey ba ca wax dinañ ko def. fuñ toll nii ubbi tey jàngu tey ñetti fan ci weer wi ñu dëgmal duut lu mën a nekk yooyu lépp l'école ndoxub taw bekk ñax mi ñoo nangu place yu ndongo yi. Koumba Sandiane Faye dem ca Fatick des ba tey ci wàllu njàng meek njàngale mi rawatina ci île du Saloum foofu nag seetlu gi moo di xale yu góor yi dañuy faral di bàyyi l'école bi dem émigré ji daanaka xale yu jigéen ñi ñoo leen ëpp fuuf ca classe ya mu di phénomène boo xamante ni seetlu nañ ko ci département Foundiougne yëpp foofu sax li ñu gis moo di école franco-arabe yi ñoom la ñuy gën a fréquenté que école française yi inspection d'académie bu Fatick ne daal jamono ji war nañu changer modèle éducatif maanaam modèle bi ñuy jàngale ci zone boobu mu di île du Saloum Aminata Goudiaby. département bu Foundiougne boo demee ci île du Saloum yi nee ñu limu xale yi jigéen yi nekk ci école bi moo ëpp fuuf limu xale yu góor yi dañuy faral di bàyyi dem di defi leneen waaye li ci gën a fës bokk na ci émigration clandestine Mamadou Niang moom mooy inspecteur d'académie bu Fatick. bi ñu demee visiter foofu ak par rapport ak effectif yi nga xam ni jox nañ ñu ko information yi jot nañ ko dañu gis ni boo demee ci classe yi bu fa ñeenti élèves nekkee ñetti yëpp ay jigéen lañ ñu gis ni xale yu góor yi dañuy bàyyi école bi ñii ñu ngi dem ci immigration clandestine ñii ñu ngi def leneen. beneen phénomène itam gi nga xam ni moom la ak njàngat wane ci biir département bu Foundiougne moo di école franco-arabe bi dafa mel ni moom moo gënal fuuf population yi ndaxte ñoom duñ leen di faral di gis lu bëri ci biir école française bi. dañuy déserter école bi école française di dem ci école franco-arabe loolu aussi lu ñu gis la ci ñombato bi dañuy gis école publique française bu jàkkaarloog école franco-arabe ñu gis ne école franco-arabe bi mu ngi fees tel ak élèves alors que école française bi nekk à côté bariwul ay élèves chaque année dafa am école yu nga xam ni dañuy perte ay élèves au profit école franco-arabe. te inspecteur d'académie bu Fatick ci ab CRD ñu jagleeloon rentrée scolaire bi mi ngi doon xamal ni fi mu ne dafa jot autorité yi xoolaat bu baax modèle njàngale mi ci goxu ñombaatu gi. population yi xëy na seen modèle njàngale mi nga xam ne moom lañ bëgg xëy na moom ñun lañ leen di defagul moo tax il faut ñu comprendre offre bi nga xam ni moom la population yi soxla pour xool nan lañ koy solutionner parce que li ñu fay def méngoowul ak ñoom li ñuy bëgg donc il faut ñu rectifier. bokk na nag ci ay décisions yu ñu jël jëmale ko ci rentrée scolaire bii di ñëw dafa am ay écoles yu am ay inondations ci biir région bu Fatick ñu ni ci fan yi rek daañu dem ngacc fa ndox mi tey itam nettoyer ko ba mu set Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby ñu wax ci coow li nga xamante ni moo wundu livre bi ñu duppee évolution de la musique sénégalaise li ko dalee ci atum 1950 ba ci jamono ji ki nga xamante ni nag mu di producteur ba di Bouna Sémou Ndiaye moom mooy tuumal poète bi di Amadou Lamine Sall ne daal daf ko dafa mel ni daal co-auteuru livre bi la nee na loolu tax na nag ba mu ne fas na yéene yóbbu mbir mi ci yoon Amadou Lamine Sall ci boppam nag nee na wax joojule du ci sóobu ñu ànd ceeg Ana Rocha. weer a ngi nii Bouna Sémou Ndiaye di dund ak nakar ndax turam bi ñu génnee ci liggéeyam mu di téere boo xamante ne nee na moom ak dem ci yàlla Amadou Gueye Ngom ñoo ko bind livre boobee siiwal nañ ko atum 2017. man ak Amadou Gueye Ngom moom ma saraxu pour ma bind texte ak moom ci benn idée bu mu commencé woon d'ailleurs titre livre bi li mu waxoon mooy quand la musique n'était pas danse ma ne ko loolu duma ci bokk puisque boobu man judduwuma finalement lañ changé ba def de 1950
à nos jours muy bind di ma jox may bind di ko jox buñ ci discuter ba d'accord ci mu nekk benn texte loolu mooy livre bi. daje na ci ak Amadou Lamine Sall mi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu publication ouvrage googee waaye firndeel yu mu andi doyu ko. ma egg yónnee ko benn email bu ma Amadou Gueye Ngom yónnee woon buy wax naan ma mon collaborateur bi ma ko yónnee rek immédiatement la ma tontu ne ma ça vous disqualifie. ma ubbiwaat beneen email gis la note des auteurs mu wane la page de couverture du livre titre bi livre bi ñi ko bind man ak moom la ak suñu adresse électronique pour mu wane ne man mi amul dara lu ma ci mën a njuuj njaaj mu yónnee ko tontuwuma. ci noonu kon la daal di gisee ak ku ci mën a dox tànku jàmm ab spécialiste ca États-Unis ci wàllu droit d'auteur gannaaw initiative boobule Bouna Sémou Ndiaye dañu xamle ni ki doon distribuer téere bi ca Londres bàyyi na jaay bi terewul nee na boo moytul mbir mi yoon lay mujjee. du li ma gënal de fii mooy Sénégal loo wax ñooy la yëfi mbokk la mais li leer moom mooy tooñ nañ ma te j'ai des preuves irréfutables pour défendre ce que je dis. jokkoo nañ ci itam ak Amadou Lamine Sall bugut ñu enregistré ko waaye ci benn bataaxal bu mu bind écrivain bi di xamle ni respecté na taxawaayu monsieur Ndiaye waaye dem ci yàlla Amadou Gueye Ngom musu ko wax dara ci lu jëm ci wàllu Bouna Sémou Ndiaye ci téere googule jamono yi nag génn na àdduna kon boog yoon dong moo mën a ati mbir mi. RFM bitim réew. Georges Déthié Diop ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. biti réew ñu tàmbalee ko ca Burkina ak attaque armée yi nga xamante ni daal mu nga fay bëgg a bari. moo tax sax ba fan yi liñ nemmeeku moo di juróom-benn civil yi nga xamante ne faat nañ leen ci ñetti dëkk yi soriyantoog Ouagadougou lu ëpp téeméeri kilomètre ñi def ñaawteef googee nag kenn xamagul ñana ak fu ñu bokk. Daouda Diouf. song gi nag mu ngi am ci commune bu ñuy waxee Zimtanga foofu nag téeméer ak ñaar fukki juróom kilomètre moom mooy digganteem ak Ouagadougou bi nga xamante ne moom mooy capitale Burkina Faso di tolloog juróom benn doomu aadama yoo xamante nag moom dañ leen naa sox ay fetel ba léegi ñi nga xamante ñoo leen song rey leen nag kenn gisu leen ca ëllëg sax nag ñaari attaques yoo xamante ne amoon na fa fukki doomu aadama ñàkk seen bakkan ci dëkk ñuy wax Bourzanga jàkk ak téeméer ak juróom fukki kilomètre ci fi nga xamante ne moom mooy Ouagadougou ñu gis ne sax ñi nga xamante ne daal jot nañoo ñàkk seen bakkan te ñu faat leen ci ay tool lañu leen fekk sax ñoom ñi nga xamante ñoo leen di soxna ba léegi ñu leen di wër ñoom sax yóbbu nañu ay moto yoo xamante ne yi mënul yóbbu dañ koo taal ñu gis ne nag li nga xamante ne moom mooy ay nag ak ay xar ak ay béy sax ñoom jot nañ leen sax ci yóbbaale leen ñu gis ne nag attaques yooyu mu ngi am fa nga xamante ne moom moo nekk ca Djibo foofu nag moom ñoo ñaari communes yi gën a am jafe-jafe yu tolloog téeméer ak juróom fukki kilomètre la sorantewul lool fàttali nag ne fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre bii ay nit songoon nañ fa nga xamante ne mooy pont ba maanaam daal ay dañ fa ba kalaataloo li nga xamante ne mooy pont ba nga xamante ne mooy nekk digganteem Arbinda ak Dori alxames bi ñu génn ki yore kàddu nguuruk réewum Burkina Faso génnoon nag wax ne nag danañ fa yokk li nga xamante ne moom mooy kaarange gi wante booba tamit altine bi ñu génn lu tolloog juróom benn gendarme yoo xamante ne dañu naa defal embuscade faat seen bakkan. Daouda Diouf. Georges Déthié Diop ñu dem te Nigéria ak juróomi nit ñi nga xamante ni teg nañu leen loxo la ñu leen di tuumal moo di ne ñoom ñooy jox terroriste yi ay ngànnaay ak yeneen yu ko demee. BBC moo ñu ko xamal jële ko nag ci ab communiqué bi nga xamante ne l'armée bu Nigéria ñoo ko bind l'armée bu Nigéria itam ñoo ko xamle ñu ne arrestation yooyu ñu ngi ko def ci ab opération bi nga xamante ne ñu ngi ko doon def ca nord-estu dëkk ba ab opération pour xamee nit ña communiqué l'armée bi yokk ci ne am nañ ay xibaar yu dëggu yi firndeel ni am na yenn ci criminels yi nga xamante ne dañoo daw làqu di nëbatu ci yenn ville wala village yi bokkee ca état yu Borno ak Yobe ak itam ca nord-estu dëkk ba ci opération boobee sax ñu xam le ni ñetti soldats ñoom jàpp nañ leen ba révoqué leen jox leen police bu Maiduguri ñu ne nag seen loxo génnul ci ay enlèvement yi nga xamante ne ñu ngi ko fay nemmeeku ñu ngi leen jàppandoo ak ñaar fukki nit ak ñaar yi nga xamante ne ñu ngi leen tegee loxo ci ab patrouille bi ñu doon def ci ab bâtiment bi nekk ci banlieue bu Maiduguri. ñu dem ci Algérie ak dogal bi nga xamante ne tukkee na ci yoon ay daan yu 10 la teg ci kaw Saïd Bouteflika ak Khaled Nezar. Saïd Bouteflika moom rak la ci njiitu réew ma woon Abdelaziz Bouteflika te ñu jële ko ci ab bopp réew ma teg nañ ko daanu kaso fukki at ak juróom ndax ne dafa def atteinte autorité wu l'armée bi ak itam yeneen i xeetu délit yi nga xamante ne ñu ngi ko koy toppee li ñu tëj nag ki nga xamante ne moo fa nekkoon ab ministre de la défense di Khaled Nezar moo gën a diis
Salimata Aw. ñoom ñooñee dañ leen joxoñ baaraamu tuuma ni dañ doon jéemi pexe ci kaw l'armée bi wante itam di complot jëmale ca nguur ga procureur dafa rek bëggoon ñu tëj leen 20 at ñooñee di chef renseignement bi ak benn responsable politique wante fukki at ak juróom ki nga xamante ni moom mooy rakk président Abdel Aziz Bouteflika di Saïd Bouteflika algériens yi ñoom dañ ni procès bi mosu fee am ndax ñoo xamante ni kenn xalaatu leen woon laal bay sañ di leen yóbbu ca yoon ñooñee tey ñoo taxaw ca kanamu yoon di layoo chef état-major bi moom tëkku woon na leen ni lépp luñ doon def rek danañ layoog moom procès bi nag ñu ci bëri gaaw gi mu gaaw tax na bañ ni règlement de compte la Saïd Bouteflika njëkkoon nañ ko jàpp 4 fan ci weeru mai bii ñu génn justice militaire bi moom dafa rek daal di koy artu ni ko dafa doon amal ay daje ngir jéem a seet kan lay teg ca bopp nguur ga ca jamono jooju chef état-major ba moom ma nga doon taxaw ngir ñu jële fa Abdul Aziz Bouteflika. dem ba ci Israël ñu ne Israël jamono ji daal amut ab premier ministre ci depuis élection législative yi amoon fukki fan ak juróom-benn ci weeru septembre gi ñu nekk ni ñaaru candidat yi fa gënoon a fës di Netanyahu ak Gantz moom dañoo temboo daanaka ki jiite parti Likud moom nag bëgg ñu booloo def ab gouvernement d'union nationale gis-gisu ambassadeur bu Israël fii ci Ndakaaru ci wàllu woowee nag mu ne proposition boobee daal dana gën a dëgëral relation internationale yi réew ma am ak li des ci àdduna lu jëm nag ci jafe-jafe yi dox diggante Israël ak Palestine moom Roy Rosenblindt ne négociation yi daal ñaari réew yi ñoo ko war a defal seen i bopp ñu déglu ko moom ambassadeur bu Israël fii ci Ndakaaru ci micro Amadou Sabar Ba mi tekki kaddu ya. gouvernement unité nationale bi ñuy wax dina amal njëriñ yi di Israël ci lëkkaloom ak yeneen réew yi rawatina bu Sénégal suñu diggante ak Palestine wala sax suñu diggante ak yeneen réew yu arab yi ci lu mel ne accord yi dox ci suñu diggante ak Égypte wala Jordanie yooyu yëpp ci dañ ko mujjee waxtaane ci jàmm moo tax ma jàpp ne suñu digganteeg waa Palestine dañ ko war a waxtaane feneen fudul ci ñaari réew yooyu waaye du ca États-Unis ca Chine wala sax ca France benn négociation directe la war a am ak li nga xam ne mooy pays arab yi moo tax ma jàpp ne loolu mooy solution bi teg ci boobu possibilité rek laa gis ci suñu partenaires yi nga xam ne ñooy waa Palestine. Et notre partenaire palestinien. George ñu jeexale ca États-Unis ak démocrate ya ñoom nag jógal nañu Donald Trump ba fas ko yéene wala boog seen càkkute moo di ñu jëlee ko ci bopp États-Unis loolee ñu ngi koy duppee ci seen i anglais impeachment destitution bi nga xamante ne bëgg nañ koo jëmale ci Donald Trump démocrate yi lancé démb nag ca Washington étape bu njëkk bu mise en accusation boobee ñu jëmale ci Donald Trump ndax ñoom dañu jàpp ne moom dafa ñaan njiitu réewu Ukraine mu def ab l'enquête ci ki nga xamante ne mooy ku jëm ci wàllu politique di Joe Biden procédure destitution boobee nag mu ngi am jamono ji nga xamante ne ñu ngi waajal ay élection présidentielle foofu ca États-Unis ñu fas yéene am atuba 2020 diggante élection yooyu ak jamono ji mbir mi xew mën nañoo jàpp ne ñeenti téeméeri fan la. noonu la ñeenti téeméeri fan. 400 waaw ñeenti téeméeri fan. ci lim. ah waaw. ndax 400 ci xaalis moom. fajul lu bëri fajul lu bëri. jaajëf Georges Déthié Diop Ablaye Diop na bàkk bi jik RFM Sport. Malal. Barthélemy. Diagne noo def. tubarkalla américain loolu nu bëgg def. ci kii Trump. il faut nu def ko ci kër gi. ah oui il faut nu def destitution séeréer si bàyyi sunal wolof. ah séeréer de xam naa ne boo ci amee wolof daal. ah tubarkalla. loo ci am de tubarkalla. loo ci am rek jël. séeréer yi dégg nañ wolof portugais yi dégg nañ wolof. waaw Ana Rocha ngi nii. nanguwul dem Cap Vert gi. aca Malal ñu dooree ko handball ak ministre des sports nga xam ne dem na seeti sunu gaynde yu jigéen yi fële ca Saly. ngir yàpp leen ñaax leen dolli leen waaw góor ci seen jongante yu ñu war a sóobu bis ni ëllëg. ca Dakar Arena ca Diamniadio jangante yooya kay jël raw gàddu ko da ngaa qualifié ca Jeux olympiques yi war a xewe ca Tokyo néegi ni kon dëwën moom Matar Ba kon yeggee na kaddu ya gaynde ya dinañu ci ànd ci xabaar yeneen yi ak Soda Thiam ma ñu fa teewal waaye waa fédération bi ñoom naka la ñoo waajalee xew maay mu ni toll ak lan la ñuy xaar ci askan wi ngir nuñu kon bootu ci ginnaaw gaynde yu jigéen yi ba ndam loola ñu sàkkute ñu am ko Sambou Biagui di kenn ku ñuy dénk wàllu jokko ba ca boobu les fédération am na lu mu ci dénk ak lëf ci suba si ca Fatoumata la ko waxtaanee. organisation bi daanaka lépp yemb na ndaxte ñu ngi ci daanaka ay waxtu rek ñoo des ouverture tournoi
tournoi bi li nga xamante ne moom mooy côté organisation liggéey nañ ci liggéey bu mucc ayib parce que équipe yi yëpp yi nga xamante ne wala dëkk yi yëpp ñëw nañ mooy kon République démocratique du Congo Cameroun ak Angola équipe yëpp ñëw nañ ba noppi fi nga xamante ne moom mooy ca parquet ba foofu tamit li nga xamante ne moom mooy exigence su fédération internationale def nañ ko mooy pause tapis bu bees bi ak tamit filet yu bees ak camp yu bees yi yooyu yëpp def nañ ko ak li nga xamante ne moom mooy lépp lu jëm ci wàllu sonorisation wala organisation ci Dakar Arena kon loolu yëpp daal yemb na léegi lu jëm ci wàllu kon wàccaay ci équipe bi tamit daanaka pare nañu parce que ñoom ñëpp dañoo consciente ñi nga xamante ne ñoom la ñu woowoon ñoom ñëpp ñëw nañ coach bi def na entraînement yi nga xamante ne moom la bëggoon def stratégie yi bëggoon def na ko donc lépp daal yemb na li ñuy xaar mooy public bi parce que ñun xam nañ ne équipe bi bu public Sénégal bu ñëwee ca Dakar Arena véritablement dinañ relever défi qualifier Sénégal pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques. ñu jàpp nag ni yooyu dinañ ko door ëllëg jongante bu njëkk ba 4 waxtu ëllëg ca Dakar Arena Angola RD Congo juróom benn waxtu nag bu jotee Sénégal wara sa Soué ak waa Cameroun Barthélémy wax ci traversée Dakar Gorée daanaka juróom benn téeméeri nageur ñoo bindu ci édition bi le waaw loolu sax jàpp nañ ko mooy fanweer ak ñaareel bi édition bu noo amal traversée muy pays mu jógee Dakar ba Gorée pays mooma nag ren dañu ni waa marine nationale lañu ca teg ngir nu wattu lépp jëm ci wàllu organisation ak kaaraange dañu ca lëkkaloo ak waa pompier ak waa fédération am na ci tam matukaay yeneen yoo xam ne jëlees nañ ko ngir lépp jaar ci yoon yooyu matukaay Maguette Dieye di vice président ca wooyu fédération moo ci indi faram-fàcce. kaaraange bi comme ni ngeen ko xamee léegi marine moom mooy jël en charge sécurité bi kaaraange bi def nañ ko ñaari réunion marine nationale si état major bi waa sapeur pompier ñu ngi fa woon waa gendarmerie ñu ngi fa woon ak waa port liaison maritime Dakar Gorée donc côté kaaraange moom léegi moom marine moo koy gérer et dinañ mettre en place donc dispositif bi vedette yi chaloupe yi régates yi tamit dina mettre en place ay pirogue ay gaal pour sécurité nageurs yi côté budget bi tamit bon y a pas trop de soucis parce que jongante ren gi ñaata feykat ngeen di ci xaar wàccaay bi ça va ñu ngi si ça se passe très très bien donc comme ni nga ko waxee bi mooy suñu 32e édition def nañu réunion yu bare et que démb rek def nañ suñu point de presse donc dimanche inchallah à 11h45 dañuy def première course bi mooy course A bi et deuxième course bi mooy démarrer à midi donc 15 minutes juste après première course bi avec la masse quoi ñi nga xam ne dañu ñëw rek pour def course bi ne ñoom def nañ ci Dakar Gorée pour course A bi ñu ngi xaar à peu près ay 100 personnes mooy les meilleurs nageurs du club yi et course B bi à peu près 500 à 550 participants. Barthélémy ñu daal di jeexal ak wàllu football ak tey jii njeexitalu juróom-ñaareel bi journée championnat ca réewum France foofa nuy Saint-Étienne tey ci ngoon dina laale ak waa Metz Lille ak waa Strasbourg daan amal jongante Nantes ak Rennes googa doomu Sénégal yaa nga fa Gomis ak Mendy Edouard Mendy ma nga foofu yaakaar na doomu góolu Sénégal bi njàng bi ci Grand Yoff loolu laa koy woowee ak Mbaye Niang keroog sax dafa daal di laqarte penalty ci Europa League ja dugal ko Paris Saint-Germain ñoom itam dinañu football waaye xabaar yi for nañu ni tey jii danañu bàyyi Gana mu noppalu moo ko Thiago Silva gannaaw ba nu enchaîné ñaari jongante yu taroon ngir na mën a am lu ñu dippee fraîcheur physique Real ñoom danañu jéem a dabu ji ngir yéeg ca kaw bopp le championnat boobu Espagne gannaaw ba nga xam ne démb waa Barça dañoo daal di gagné te ñoom ñooy seen ay wujju yu gën a tar seen diggante ak waa Osasuna lay doon waa Real ñoo leen di dalal ci seen stade booba di Santiago Bernabéu Italie juróomeel bi journée tey ji dana ko fa amal Naples bu Kalidou Koulibaly nga xam ne guddi ñu toll nii bokk na ci ñi tere na la waa Barça ñooy dalal waa Cagliari International bu Milan moo di laale ak waa Lazio Rome. fay ba ca Gorée moom doo dem fay. wala mënoo fay am nañu équipe fii RFM Assane mooy capitaine vice capitaine. Assane Gueye vice capitaine Babacar suppléant Daouda Diouf parce que équipe de 3 la ñu déposé. xam nga Daouda déjà dafa diis Daouda mënul fay. mooy bañ mu dig ci géej gi. waa marine nationale ñu ngi Daouda poids lourd la. Alaaji Assane Babacar Daouda Diouf ñooy équipe RFM. baax na. jigéen ñi yor ay sabar topp ci boor géej gi. Babacar ñemewul géej. dina dem de baax na. waaw acca jaajëf Malal Junior Diagne. rajo askan wi.
ñu yegsi ci reportage bi nga xamante ni boobaak léegi ñu ngi leen ay reportage yu ñu leen di defal ñeel dalloo gi ñu war a dalloo jumaayu Masalikul Jinaan xalif général mu ngi fii ci Ndakaaru xalif général des Mourides ca résidence Khadimou Rassoul ga ca Colobane fa mu nekk nag foofu taalibe yi daanaka bés bu nekk ña nga fa fees del ku ci nekk bëgg a gis xalif bi ngir rek sàkku ci moom ñaan foofu nag ñu fay jàng xasaayid ak yeneen yu ko demee café Touba ba sax bés bu nekk ma nga fa ñu koy berndele taalibe yi ñëw ñu ànd ceeg Salimata Aw. xasida yi foo tollu di ko dégg boo duggee ci koñ gi nga xamante ni fa la kër Serigne Touba bu Colobane nekk taalibe murid yi toog ci naaj bu tàng di xaar heure bu ñu war a ziyaare xalif bi jot ñu dugg madame Samb kenn ci ñoom mu kontaan lool ni lii kenn waru koo rate ndax lu raar la. maa ngi njëkkee woon ci jumaa ji jóge ci jumaa ji di ñëw di ziyaar si sëñ bi waaw fu mu nekk ne dañ ne nem xaar parce que waxtu bi jotagul daa fi ak 11h dinañu misère xéewal la nag pour jullit yëpp rawatina ak ñun murid yi waaye ñun amuñu ku dul Sëriñ Tuuba ak njabootam xéewal gu jóg mel ne nii jege nu nii wax dëgg neex dañuy def sant rek. Mor Touré moom bu autorité yi ñëwee foofu ngir ziar xalif ba moom moo leen di dalal mu ni bànneex gu rëy la ciy àndal. dañoo nekk ay dongo yu xam ne sëñ bi lañu tërbiyoo ba wàcc war na waat sëñ bi jëlal ñu ci liggéey bi muy liggéey Sëriñ Tuubaa bi ñu ànd ceeg moom di ko liggéeyal fii ma nekk nii li ma fi bàyyi mooy gan ñi ñëw kilifa yi délégation yi war a ñëw ak kilifa yi te waruñoo rang ñoo ma bàyyi fii bu ñëwee mu mën koo leeral takk leer yi ñu xam ne ñii duñu ñu war a téye waaw kilifa yi ñu ngi jàppante di dem di ñëw bari nañ loolu wax dëgg yàlla macha allah. Maam Cheikh Samb moom ñi nga xamante ni mooy ñiy ñëw jóge fu nekk moom mooy xool naka nam leen di dugalee ba yëf yi jaar yoon nee na nag ku ci nekk ak ni ngay ñëwee wante day xam ne xër rek moo leen jàpp. yëfi taalibe bi moom mënta ñàkk ay xat-xat ndax loolu xër ak bëgg sëriñ bi ak kenn ku ne rek am ñeewante ci sëriñ bi ak bëgg a janloog moom loolu rek moo waral xat-xat yi waaye nag xat-xat yi ñëpp rek ñun ñi nga xam ne ñoon la yàlla dogal ñu nekk fi dañu comprendre xam ne kenn koo fi gis la lu baax ko fi andi. këruk xalif bi nekk ci Colobane taalibe murid yëpp ñu nga fay wuti li ku ci nekk bëgg koo gis koñ ya sax day fees dell wante ña fa nekk café Touba gi nag foo toll ñu la koy jox ngir dalal la wan la ni egsi nga ci kër xalif général des Mourides. tey ma fàttali leen ko ñuy waxtaanee coowal suuf yi ñuy nemmeeku Sénégal bokk ci li ko waral nag hectares yi ñuy faral di jox ay investisseurs privés fekk askan wi di jooy ne seen suuf daal ba nu ko laal ñu ngi ci waxtaan wi ñu nar ko seq ak kii di Mariam Sow soxna si Sow nu ngi lay nuyu. waaw Mariam Sow ligne bi dafa dagg Ablaye Diop bu ñu ko mun a contacter waat rek muy PCA ENDA Tiers Monde secrétaire exécutif ENDA PRONAT di protection de la nature beneen intervenant bi professeur Abdoulaye Dieye professeur nu ngi lay nuyu. waaw yow jàngalekat ka ca faculté bu droit ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu waxtaan ak yow laata Mariam Sow di yegsi. seetlu gi moo di ne ay hectares yu bëri dañ koy faral di dagg jox ko ay investisseurs privés muy faral nag di jur coow rawatina ak askan wi ñu jàpp ne dañoo jël seen suuf joxe ko d'abord loolu noo ko gisee. waaw maa ngi lay nuyu di wax ni mbiru suuf ci boppam moom mooy coow Sénégal. dama am habitude di wax ni Sénégal difficile leen nga wax benn mbir ñëpp d'accord ci. waaye au moins am na benn mbir boo xam ne soo ko waxee ñëpp daañ ni lii de moom dëgg la mooy lan mooy suuf problème rek lay indi Sénégal. en tout cas bari na coowal suuf de. voilà loolu nag il faut ñu xool lu tax parce que suñu nee mbiru suuf da ngay xool ñi nekk ci suuf ñëpp ko ci gis am na ay ñaxtu muy te nekk sa àll ba muy état bi ci boppam muy collectivité territoriale yi. muy investisseur privé yi maanaam ñëpp ñoo xam ne ñoo seq suuf rek am nañu ay ñaxtu ci suuf loolu lan moo ko waral li ko waral mooy xam nga ñi soxla suuf léegi duñu bare te usagers yi également dafa gën a yokku parce que contexte de développement moo tax ba pare texte yi yàgg xam nga le texte de base bi nga xam ne mooy la loi sur le domaine national 1964 lañ ko adopté xam nga 1964 ak léegi li changé bare na donc lu ñu waroon soppi la kenn soppi wu ko maanaam daal dañ ko waroon a soppi loi boobu méngale ko ak jamono parce que li muy wax ak li ñuy vivre ñaar la xam nga tey ji ñun la loi sur le domaine national dafa ni ku nekk bala ngay am suuf fa nga dëkk nga mën ami suuf ñëpp xam nañ loolu kenn def ko léegi
am na ay coppite yu bare yoo xam ne war nañ ko def sur loi sur le domaine national soo jëlee également loi de 1976 code du domaine de l'État aussi yi changé bare na xam nga yooyu yëpp nekk fii nit ñi gën yokku parce que 1964 sooy xool Sénégal daal population bi ñu doon. pourtant amoon na benn commission bu ci doon liggéey commission sur la réforme foncière je pense que même conclusion yi jox nañ ko njiitu réew mi. waaw loolu moom bii rek du parce que en réalité li dama doon expliquer lan moo waral loolu. dafa mel ne également que suñu autorités yi dafa mel ni ñu xaw ragal mbiru suuf. parce que mënoo comprendre que depuis 1990 ñoo ngi wax suuf si y a un problème suuf si il faut changer que te saa yi ñu defee réforme ba nga ni rek lii de bi yoon nag sotti na nga gis ñu fi nekk comme autorité yi dellu gannaaw. ci sa mujj yaa ko wax mooy président bi fi nekk nga xam ne dafa créé woon commission ñëw na gis ni mbiru suuf problème la mu créé commission bi liggéey na ba jox ko ba jébbal ko ni que ñun de yaakaar nañ ni lii suñ ko defee mbiru suuf dina wàññeeku dana wàññeeku voilà dana wàññi gis nañu fi mu mujj tey yi professeur dinaa dellu si waat ak yow léegi Mariam Sow yegsi na mu ngi si ligne bi soxna si Sow nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. waaw yow PCA Enda Thierno Mondit secrétaire exécutif bu Enda Pronat coowal suuf bi ñuy nemmeeku fii ci Sénégal yow noo ko gisee. waaw may ma nuyu sa invité de marque bi nga yor foofu mooy le professeur Dieye. boo xamante ni aussi c'est le professeur des paysans. donc par rapport au processus de réforme foncière. donc defe naa ni suuf si comme ni ko professeur waxee. daanaka loolu moom réforme bi nga xamante ni dëgmal nañ ko te ñu dem ba liggéey sur un document de vision en termes de politique foncière te nga xam ni dafa vraiment raatale lépp où béykat yi sàmmkat yi nappkat yi juriste yi sociologue yi ànd ci débat xuloo ba déggoo ci ay quelques principaux éléments buñ ko càmbaraatoon du ñàkk ñu am fit vraiment àggale réforme bi ndax tamit buñ ko àggalewul coow day bari ndax tamit fi mu ne nii coow li jóg na ba pare amul fenn fooy laal ba nit ki nangu. en tout cas bari na ay askan yu yëkkati baat di ñaawlu ne dañoo jël seen suuf jox ko ay investisseurs privés. exactement ndax foofu tamit am na lu professeur wax da nga posé question di laaj mu ni xëy na nguur gi xaw ma lu tax mu ragal nguur gi defe naa ni ragalul dafa am bëgg-bëggam bi mooy loo xamante ni tamit nun en tout cas béykat yi c'est pas évident ñu teel say dugg mooy fexe ba nga xamante ni suuf si duñ koy soppar ñi ba nga xamante ni ku nekk nga am sa morceau am sa titre fekk nag booba day ubbi njaayum suuf si dëgg la gaa soo waxee déjà ñu ne la njaayum suuf am na mais ni ñuy jaayee xëy na du yoon boo mieux ñu daganal ko mais buñ ko daganalee mais beneen wàll également est-ce que collectivité locale yi duñu leen gën a ñaax est-ce que duñu leen gën a ñaax ci anam ñuy joxe suuf si aussi gis nga collectivité locale yi ak nguur gi ñoom ñëpp war nañ leen ñaax looloo tax document de vision bi nga xamante ni liggéeyoon nañ ko ci temps Souran ça donne encore un rôle de contrôle aux populations yi bañuñu privé yi mais naka luñ koy encadrer ba nga xamante ni privé bu ñëw da ngay ñu waxtaan ak béykat yi ba béykat yi mën a gis seen bopp ci biir projet bi ba nga xamante ni béykat yi bu ñu koy doxal daañu xam ni lii laa ci am te doo perte mais ni ñuy doxalee ak privé yi mooy jékki-jékki te collectivité locale bu joxee 10 000 hectares 20 000 hectares boo ko gasee bi ci biir loxal nguur gi mu ngi ci donc amul benn collectivité bu am sañ-sañ yëkkati lu toll noonu jox ko promoteur fekk amul fu mu jaar nag la preuve n'est que on a vu des collectivités locales qui ont donné des terres su ma jëlee le projet de Dodel mais bi demee population bi bu mu demee ba nga xamante ni yuuxu nañu naam l'état reculé mais lu gën a yéeme mooy population bi dafa am fit
ba dem yóbbu affaire bi au niveau de la justice. Donc la population a réussi à casser la délibération. C'est du faux rek. Là aussi je salue la justice de mon pays. Le projet de Salem du Saloum, 800 et quelques hectares, les populations se sont organisées pour casser. Donc collectivités locales yi mënatuñu yóbbu suufu kenn ndax nit ñi xam nañ ko bu ñu teeraloon réforme bi defar commission yooyu nga xamante ni on les a suggérés au niveau du document de vision de politique foncière te nga xam ni au moins y a eu un consensuel à quelques pourcentages près et on a remis ensemble le document au président mënoon nañu finaliser réforme bi investisseurs yi bu ñuy ñëw avec transparence ndax bëgguñu tamit mbéy mi nga xamante ni dafa war a nekk levier pour suñu développement que ñu fexe ba nga xamante ni suñu xale yi dañu leen di décourager ba xamal leen ni yéen mënatu leen béy ñeneen ñoo war a béy à votre place. Donc l'État non le Sénégal na àggale réforme bi. Le Sénégal na wuti xaalis financer agriculture bi comme ni muy financer goudron bi. Le Sénégal na jàngal xale yi béy. Le Sénégal na protéger marché bu ñu béyee ñu transformer ñu jaay ñu lekk nañu béy nañu dundee lu ñu béy te fekk ñoo béyal suñu bopp suñu xale yi bañ a dem di taxawaalu wala dañu leen di dàq ci géej gi. ci géej gi Marème Sow ñu ngi lay gërëm waxtu bi def ñoo dab professeur ma jeexal ak yow léegi Marème mu ngi koy wax sànq le fait que des fois dañuy def ay délibération jox ay hectares ay investisseurs